asalaamaaleykum waa STV maa ngi leen di gërëm seen déplacement bi ngeen def fekk ma fii ci sama gox mi Wakaam ma koy rafetlu lool gannaaw bi ma leen nuyoo maa ngi nuyu seen téléspectateur mooy ñi leen di suivre seen scène bi di nuyu aussi ku bëgg STV fekk ngeen ma nag sama gox fi nga xam ne moom moo gën a cher ci man muy Wakaam maa ngi leen di gërëm di leen sant. jërëjëf ñu ngi lay gërëmaat bu baax a baax di la sant kan mooy docteur Massamba Diop. waaw docteur Massamba Diop ab taalibe la bu juddoo Wakaam taalibe bu doye di sax bu juddoo Wakaam màggee fi yaroo fi amul lu dul Wakaam fi laa jànge alxuraan nag mën naa fi ma ko jànge naa ko si Papa Seydou Diallo jànge naa ko si Papa Wan jànge naa ko si Papa Bada Ndiaye jànge naa ko si Oustaz Keba Niang ñoom ñoo ñëpp ndeysaan dëddu nañ yal na yàlla yokk seen leer si alxuraan bi ñu doon jàngale yal na leen fa fekk bi ma jógee foofu jàng naa école fii laa dalee école 2 naan école 2 mooy école Mbaye Diop fa laa dalee jàngee fa sama CI ba CM1 ki ma doon jàngal CI ma si profité waale mooy madame Sène ñaa ko Fat Sène fan yële làqatu la noppalu ko on tamit yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na suuf Wakaam sedd ci kawam ginnaaw yàlla na sedd guy jóge nañ foofu dem lycée macha allah jaar nañ lycée de la Fosse après ñu dem lycée Lamine Gueye am fa bac bi ñu fa bëggee nag yàlla dogal ñu amee bac ñu bokk si yàlla ñi état bi may bourse ñu dem jàngi à l'extérieur bi ma demee à l'extérieur def naa sama ingénieur en électrotechnique macha allah am naa ko vraiment avec la mention très bien moom laa ñibbisee ingénieur d'état en électrotechnique option réseau électrique. bi ma ñëwee nag liggéey naa un peu partout au Sénégal liggéey naa Sonacos bi ma ñëwee maa leen defal seen mise à jour de leur répertoire électrique bu mooy sama premier liggéey ma jóge foofu dem jàngale Sénégal Japon comme formateur en électrotechnique machine électrique ak électronique des semi-conducteurs ça fait électronique analogique et numérique. def naa loolu soo après le projet ba la génn mooy projet iranien yi mooy la ligne haute tension Tobène Touba Kaolack yàlla dogal ma bokk ci ñu jël ma comme chef de projet ma dem dérouler ligne bi c'était sur un budget de 40 et quelques milliards wax dëgg yàlla dimbali ma defar ko ba mu jaar yoon ma jógee foofu ma ñëw fu ñu naan polyconsult ingénierie comme chef de division électrotechnique tout ce qui étude ñun ñoo ko yoroon après la ma mat force débouché yóbbu ma site Plaza mooy la climatisation de site Plaza man maa def climatisation A ba Z de site Plaza MEL 1 MEL 2 ak MEL 3 bi yëpp maa ko def yàlla bu mu jógalee loolu ma jógee foofu nekk directeur général building engineering fa laa nekk pendant 3 ans 4 ans rek Union européenne ne soxla nañ expert en électrification rurale pour la ligne Diaobé Kolda macha allah yàlla bokk ma si ñetti ingénieurs yi jël ma dem liggéey ko ba ma jógee foofu nag la ma ASER jël comme responsable des concessions d'électrification rurale grosso modo y'a le passage bi ma yàlla nattoo bi ma yàlla jox si àdduna ma koy gërëmee nga xam ne sacerdoce la te nit ku baax ku nekk wax dëgg yàlla bëgg nga liggéeyal sam réew loolu nag moo gën a poussé actuellement ma ne am naa devoir Wakaam naa fi droit nu ma mel waa Wakaam la ma ne xaaral ma jéem a góorgóorlu jàppale Wakaam si sama xam-xam loolu mooy parcours bi un peu si sama jaar-jaar. merci beaucoup mu nekk jaar-jaar bu am solo macha allah yéen mbokki internet yi yaakaar naa ni képp ku bëggoon xam kan mooy Moussa Diop tey yaakaar naa ni xam nga ci lu bëree bëri waaye nag moom plus ginnaaw bi nga jàngee li nga xam ni moom mooy français
ba yàlla jox la ci ay lijaasa da nga ko continuer tamit jàng li nga xam ne moom mooy alxuraan te muy lu jafe ci kilifa yi nga xam ni ñoom ñooy kilifa yi état des fois alxuraan di aussi ma dégg ci plus mooy for naa ci wewu bay ñu ne ma sax ab imaam nga da ngay jiite ci jàkka yi loolu dëgg la wala du dëgg. taalibe laa boo xamante ne lu ma am wakaam la fii laa jànge alxuraan li ma forcé alxuraan yëpp fii la ma ko yàlla wërsëgalee jàkka ji ma nekk de si naay bi laa du ma imaam nag bu imaam nekkul yàlla vraiment wóolu nañu ñu leen di jiite waaw alxuraan nag for nañ ci dara wax dëgg yàlla for nañ ci lu bari ñu ngi koy sant yàlla lu bari nit du wax na nag lépp xam naa ko mais for nañ ci lu bari macha allah xam nga lu ma bëgg ngeen xam mooy jiite àdduna mooy pouvoir temporel ak pouvoir spirituel dañ mën a ànda bu dee dëgg ngay doxal gis nga li nga jàng noonu di ko war a doxal teg ko ci yoonu siraatal mustaqim war nga ko mën a appliquer si pouvoir temporel bi boo ko defee rek bu ko ñëpp defee rek cela veut dire que Sénégal day weesu fii parce que alxuraan moo la lépp luwaam yëpp taxaw na te luwaam yëpp day defar luwaay dafa parachevé complètement si defar loolu laa bëgg nit ñi xam ko mooy ne mën nga doon imam ba pare doon ministre war nga doon président yàlla mën na ko def waaw mu nekk lu am solo yaakaar naa ni monsieur Diop joxe na exemple bu rëy ci képp koo xam ni homme d'état nga lu mu gàtt ko war nga xam diine li sa borom wax dana la gën a dimbali ci sa mission. monsieur Diop ma gisati lu am solo looy def tey say dëkkandoo say mbokk say xarit ñëpp ràññee na la ci social. loo am bokk nga ko julliti yàlla yi. façon boobu ngay def lu la ci xirtal. waaw xam nga alxuraan dafa ne booy may li nga gën a bëgg. gën ci yéen mooy buy may day may li mu gën a bëgg te mënuma aspirer na dama war a jiite wakaam toog suma kër lu ma am lu bien lu nekk ma yemale ko suma waa kër ak suma njaboot loolu su ma ko defee sama bëgg wakaam des na li ma am nga xam ne yàlla may ma ko mu lew domm mën naa ci coppati jox sama waa kër coppati jox ñi nga xamante ñoom laa bëgg a dimbali ëllëg su fekkee ne loolu defoo ko kon bëggagoo sa gox parce que ñoom li ñu yor da nga ko war a bàyyi ak ñoom yow li nga am nga séddoo ko ak ñoom loolu mooy koo xamante ne dafay aspirer wala bëgg a diriger goxam loolu nag yàlla dimbali nañu si ba ay at yu bëri ñu ngi koy def ku ñu mën a jàppale lillaahi wa rasuuli suñu alal dinañ ko def yàlla dimbali ñu si loolu wax dëgg yàlla ñu ko si sant lu bari macha allah. mbokk yi yaakaar naa ni ba tey rek ñu ngi nekk ki nga xam ne moom mooy monsieur Diop di monsieur le maire sax laa koy wax monsieur le maire de Ouakam. vraiment mu nekk koo xam ni boo ko déggee ci ay kàddu rek da ngay xam ni kilifa macha allah moom mooy wax donc monsieur Diop mu amaat beneen plus gannaaw bi nga jàngee alxuraan jàng li nga xam ne mooy français en même temps di def social monsieur Diop. docteur la day faj mu nekk loo xam ni aussi bëgg nañ nga duggal ni ci docteur bi c'est-à-dire que docteur en lan. waaw ok xam nga docteur ñu buñ ko waxee dañuy yaakaar ne médecin la man docteur en physique des semi-conducteurs laa def. muy physique appliquée. parce que sama genre gi jàppoon nañ ni docteur buy faj la. non du ma faj mais doctorat mooy docteur en physique. lu ay matière la yu nekk ci matériel yi nekk na ci panneau solaire yi nekk na ci carte yi moom mooy doxal loo gis muy électronique looloo koy doxal ay composante la quoi moom la ma yàlla dogal ma def ka ci épaisseur bi laa def moom laa def suma thèse te yàlla dogal na ci def naa ci 8 publications internationales yu ñu validé te wax dëgg yàlla aussi bi ma soutenir am naa mention très honorable avec félicitations du jury à Polytechnique de Thiès loolu def naa ko doctorat nag étude théorique yu am doole ay découverte lay doon quoi loo xamante ne gars yi gisuñu ko woon yàlla dogal nga dem ba gis ko soo gisee nag nga yóbbu ko ci revue
buñ ko xoolee ne ah lii de amul yaa ko njëkk créé ñu valider la sa article boo ñëwee nga soutenir loolu mooy doctorat bi. kon gars yi jàppale ni docteur en physique la mu nekk lu am solo nag waaye bëgg koñam bëgg réewam xirtal la ba tey jii nga bokk ci ñi nga xam ne ñooy jongante ngir mairie bi nga xam ne moom mooy mairie Wakaam lan moo la metti wala lan moo la touché ba ngay laaj dëkk bi. Wakaam li mu fi touché dafa bari. Wakaam saa yoo génnee nga ne Wakaam nga dëkk da ngay rus te Wakaam mérité wul lii am na ay dignes fils yoo xamante ne mën nañ ko gérer. Wakaam amul dara il manque de tout et c'est pas normal boo demee Malicounda suma xarit Maguette Sène gis nga ni mu koy gérer nga dem Sandiara suma xarit docteur Serigne Diop gis nga ni mu koy gérer nga dem mais bu duggee Wakaam lu lay njëkk a frappé mooy ndox maa ngi fépp boo duggee xool tali yi ni mu mel temps yi li ñuy commencé defar lampadaires yi dafa lëndëmoon crise nga jóge foofu nga dem ci marché bi xoola marché bi ni mu mel marché bi amul toilette marché bi dafa délabré wu à tout moment yal na leen yàlla musal sàmm leen mais marché bi vraiment dugg fi di jaay sa ce n'est plus sécure non waaw léegi li ñu mën a wax foofu mooy li ñu war a defar bari na boo ñëwee circulation bi il faut ñu tegoon fa benn agent mu leen di muy au moins muy réguler circulation bi mais loolu amul wala marché bi ba croisement des fois dañu ko def 30 minutes n'est-ce pas des fois nga jaar fële biir dëkk ba amul doo daan ndox mi bari na ay buum lañ mujjee jël takk fa ay buum est-ce que loolu yoon la c'est comme si on ne sent pas l'existence d'un maire à Wakaam loolu moo ñu frustré nag ñu ne ñu jóg nekk doomu Wakaam am ay capacité gérer Wakaam ñu ne laaj suñu baat laaj nit ñi nga xam ne il aspire au développement de Wakaam ñi nga xamante ne suñu sañoon Wakaam dépassé fii ñoom lañ ñëwul di leen tàll suñu loxo ne leen nous sommes candidats et nous demandons votre soutien pour que Wakaam ait trouvé l'image reluisante qu'elle avait loolu la ñu bëgg waaw. yaa ngi koy wax ci sa biir wax mu Wakaam am ay jàngoro yu doy waar ci wàllu nekkin wàllu dëkkuwaay wàllu marché bi lan nga jàpp ni moo war a mën a saafara yooyu les jàngoro. li ko mën a gën a saafara ay programme la programme yoo xam ne dañ koy étaler par tranche d'âge et par catégorie d'âge xale dañ ci war a bokk élèves yi bokk ci mag ñi bokk ci jigéen ñi bokk ci day doon une gestion inclusive et participative cela bi ñëpp ngay woo nga def table ronde ngeen toog ngeen waxtaan ci Wakaam li manque yëpp li nga xamante ne moom la budget municipal mën a defar mu defar ko li nga xam ne dañ koy dem ci état central mu defar ko ñu dem jéggi def ko li nga xam ne da ngay jël avion dem uti ji ko nga jël avion jëm li nga xam ne da nga ut train nga dem jëli ko nga dem uti ko c'est pas parce que dañ lay fal nga tëdd nelaw da nga war a jóg xëy 8 heures di daw ba 18 heures wala 20 heures bu dee jël laajee fanaan nga fanaan loolu mooy gérer sa gox Wakaam li ñu war a changer bari na le changement se sent partout sur tous les côtés à Wakaam. waaw dégg ngeen ko mu nekk jàngoro yoo xam ni monsieur Diop daal dina koy fësal fii ci Wakaam monsieur Diop mu mel ne nag waxtu xaw a mel ne lu ñuy dabandi waaye lan ngay wax société bi maanaam lan ngay wax askanu Wakaam lan ngay lancer comme message ci sa campagne bi nga xam ni ci nga jublu ak waa Wakaam. waaw li ma leen di wax mooy waa Wakaam bu leen nangu ñu nax leen bu leen nangul ceeb yi ñu leen di jox à la dernière minute bu leen nangu 10 000 francs yi ñu leen di jox à la dernière minute. Wakaam moo bëgg changement dañu war a ànd ñun ñëpp ñu changer Wakaam ma dem maa ngi taatan seeni baat di taatan seeni carte di leen wax ne ngeen jàppale ma pour ñu jéem a changer Wakaam suñ ko deful lekk catastrophe la parce que Wakaam actuellement li muy dund bu fekkee nañ ko dundaat dans 5 ans dina mettiwaat li ma wax mooy ñun ñëpp ñu ànd doon benn say ànd xeex du yomb nag mais bu ñu ko jàppee rek yàlla dinañu bu ñu suñ dëggoo rek yàlla jàppale ñu ànd changer mbir mi. parce que day bari monsieur Diop ñoo xam ni bu ñuy soog a laaj baatu askan wi lu ne dañ ko dige waaye buñ ko laajee ba toog nga gis ñu doxale neneen donc ñooñu loolu leen di wax ak aussi tamit Wakaam ndax defar ko jafe na aussi. waaw li ma bëgg wax moom mooy man sama bopp laa xam man Wakaam bu mu fi dugg alal taxul oto taxul kër taxul voyage taxul parce que yooyu dama ko dund avant may laaj Wakaam n'est-ce pas
loolu yëpp yàlla suturaal na ma ci ma am ko avant may dugg si kon maire bi donc loolu taxul kon ku nga xamante ne moom mooy digaate ba dig lu mënul kooku mooy xam ne dafa am lu mu bëgg si li muy wuti ji mais man loolu utuma ko laaju ma soxloo ma loolu xam nga lan laa soxla li alalu Wakaam moom ñu delloo ko waa Wakaam bu neexee yàlla su ma yàlla dimbalee bu ma ko joxee incha allahu rabbi naa leen liggéeyal lu mënti am leneen tamit lu tee man ma jël suma saak bu dee maa ngi di réfléchir dinaa dem liggéey dinaa andi lu mu am suma kër kon yaakaaruma ci si ay mairie pour liggéey dama xam ne il faut que ñenn fippu porter changement bi ñi si des jàppale leen loolu bu amul rek du mën a sotti il faut kenn fippu ànda ñëpp jàppale ko doon ab say ñu daal dem ñu changer kii bi suñ ko deful cela veut dire que am na ñoo xamante ne ndeysaan lépp changement bi mu war a jóge si maire bi su fekkee ne lu amul loolu day indi musiba loolu tax ma ne la pour changement bi ma la wax nii c'est partout nee naa la dañu war a changer marché bi tali bi cité avion éclairage bi sécurité bi sport bi mool yi n'est-ce pas ouvrier yi groupement féminin yi pavage bi comment ça s'appelle encore li implantation kii bi environnement bi waaye Wakaam li ñu war a changer bari na te buñ ko deful musiba day am. jërëjëf yaakaar naa ne wax joru leer na aussi te neex naa maanaam yow mën na dugg ci nopp Wakaam nekk foo xam ne maa ngi koy junj sànq naan la ndax nda defar Wakaam yomb na parce que Wakaam nekk na dëkk boo xam ni dafa bari coowu Wakaam daa bari c'est-à-dire que bu ma naan coowu Wakaam daa bari bu yàggul dara rek am na lu ñu dégg ci ay fii sama suufas maama kii dañoo nangu lii dañoo jëli dañoo jëlaat donc dëkk boo xam ni mel na noonu ci coow est-ce que gérer ko tamit yomb na. si yomb na. li nga war a gérer ngay gérer. waaw sama maam amul suuf. bu may dagg di maye. sama maam bàyyil ma fi suuf de dama bëgg mu leer. bàyyil ma fi suuf boo xam ne dama koy dagg di si xeex ñi moom seen suuf ñu gérer seen suuf fekkee ne su fekkee ne. maire bi am na rôle boo xam ne rôle équilibre la si jouer à des positions équidistance mu jouer ko maire bi su fekkee ne dafay am ay positions équidistante mu jouer ko mooy taxaw fii comme ndey ji seex fu mu war a defar mu defar fu mu war a ñaw mu ñaw loolu mooy rôle maire mais maire amul lu mu donn ba koy dagga di maye waaw. yaakaar naa ni loolu am na solo mbokk yi leer na tey nag ñu ñëwoon seet ci ki nga xam ne moom mooy monsieur Diop docteur Diop docteur Diop yaakaar naa ne waxtaan bi am na solo xanaa rek ci gàttal comme waxtu dañu xaw a dab looy tëjee rek lañ lay daal di wax bëgg ko defee nga ñaaxaale tamit askanu Wakaam wax ak ñoom aussi ci li nga xam ne yaa ngi ko dëtmal bëgg ko ci élection yi di ñëw. jërëjëf waa mbokki STV. kontaan naa si seen déplacement bi ngeen ñëw si sama gox si Wakaam seet si ma maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm seen téléspectateur di gërëm aussi seen techniciens yi ak seen journalistes yi yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm maa ngi gërëm ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk sama ginnaaw su may soxna su may xarit ñi nga am ne chaque jour ñu ànd ak man di encore une fois di lancer un appel à l'endroit des Wakamois que ñu def une prise de conscience nga xam ne changement jot na et moi je peux porter ce changement je demande à tout le monde vraiment qu'il fasse un groupe unique et uni ñu ànd dem xeexi ñu ànd dem jëli maire bi gérer ko delloo ko waa Wakaam ressources yi ma ne gépp ñu delloo ko waa Wakaam man loolu laay wax bu leen kenn nax si saaku ceeb ku leen jox saaku ceeb lekk leen yéen a ko moom ku leen jox 10 000 lekk leen yéen a ko moom parce que boo leen ko lekkee dans 5 ans lañ fay ñëwaat kon lu ñu leen jox seen alal la alalu contribuable la yéen a ko moom lekk leen bu suur boo leen demee nag si bañ gàcce bi ngeen xam ngeen def benn vote ce qu'on appelle un vote objectif loolu laa am di leen gërëm di leen sant di ñaan yàlla nañ ko yàlla may ñu fekk ko ak jàmm ak salaam ndam li yàlla nañu ko yàlla may mu ndam lu sedd guy yi te buñ ko jëlee yàlla na jig waa Wakaam li nga xam ne moom la si waa Wakaam di séntu yàlla na leen ko yàlla defal waaw yàlla na yàlla def changement bu saillant à Wakaam changement bu leer nga xam ne au moins nañ rëccu lu tax ñu yéex a jot si Massamba Diop asalaamualeykum wa rahmatullahi taala
mbokk yi kon jërë ngeen jëf mu nekkoon docteur Massamba Diop monsieur le maire de Ouakam di ko jaajëfalaat bu baax di gërëm nag soxnaam su baax si nga xam ni macha allah ci kër gi lañ ko fekk mu toggal ñu su loxo boo xam ni moom macha allah jën yi ñu ngi tëmb ca kaw kon soxna si ñu ngi lay jaajëfalaat bu baax a baax sa baax ak sa yaatu ak sa dalal ki nekkoon ci caméra bi mu doon Sëwru Diop nga xam ni moo filmé daal di monté waaye ci wàllu waxukaay yi ngeen am fii Modou Diop di leen jox dig daje ba beneen émission fii ci STV.